Amis internautes de vos sites préférés www.vippeople.net, le site des grands événements dellu siwaat nañu tey suñu dellu siwaatee tey nag jàkkaarloog ndaanaan la ñu wax suñu nee jàkkaarloog ndaanaan ndaxte ndaanaan lañ fi am te ndaanaan jooju yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté ci Sénégal lu tax duñ ko présenté ndaxte ay jëfam ñoo ko wane ay jaloorem ñoo ko wane mu def fi ay jëf-jëf yoo xamante ni mi ngi fi tegu ba tey donc yaakaar naa ni lépp lu jëm ci wàllu art jëm ci wàllu musique bay na ci ay weewam ba tey ñi ko ci ràññee ko ci partout à travers le monde exporté na boppam par voix am exporté na boppam par compétence am exporté na boppam par talent mais dafa jékki-jékki nag rare ci sphère musicale sénégalaise kenn xamuloon fu mu nekk ñun waa VIP People ñu dem luqar ci ko xaar ko mu wàcc aéroport ñu xëcc ko ndànk ànd ak moom fii ci cadre paradisiaque bi ci Almadies nekk ci Kabili pour dal ak moom nee naa ko nag doomu mbër demal jàngi bëree kenn du ko wax moom kuy yaayam Aji Daaro Mbay kon su woyee dafa war a woy su woyul dafa war a woy donc kooku la ñuy dalal tey du ma leen ko présenté damay bàyyi mu présenté boppam. asalaamaaleykum Tange maa ngi lay nuyu vraiment di nuyu ñi ni seetaan ñëpp di kontaan tey ci invitation bi di remercier samay soppe samay am di jàmm di nuyu waa diaspora bi di nuyu ñëpp vraiment di wax ni que tey la tey daal. kon ñoo ko déggandoo noonu la nuyoo mu ne tey la tey kon sama ndaanaan du kenn ku dul Sidi Samb ku ñu nee Sidi Samb nag xam nañ ko ci sphère musicale bi xam nañ ko sphère business bi mais ci musique bi lañ ko gën a ràññee mais dafa jékki-jékki gisatuñu ko ci Sénégal jamono ji mu nekkoon Espagne pendant plus de 4 mois kenn déggu ko ñu koy laajte ñun VIP People bi ñu déggee ni mi ngi jógee Espagne ñu daw aéroport mu wàcc ñu ne ko tegal say saak topp ñu parce que foog nga wax ak askan bi Sidi mën nañu xam absence bu yàgg bi. mais damay souligner rek ni ku xam Sidi Samb rek da nga xam ni que artiste la boo xam ni dafa nekk ci ñaari port ci ñaari dëkk ci ñaari aéroport comme on dit non dama nekk di def carrière internationale en même temps carrière nationale internationale bi nag moom moo jiitu parce que Espagne yàlla dafa def mooy sama base donc ma nekk fa def at yi ma fa def yëpp di évoluer ci benn musique ci benn zone musique bu tudd flamenco ñu ràññee ma ci lool. ma defoon ci benn stand-by pour mën a ñëw Sénégal génne sama premier album moo doon sama première carte de présentation ñu koy askan wi album boobu génn looloo waraloon ma commencé beneen carrière fii mais ku ma xam-xam ni rek maa ngi ci ñaari côté yi bàyyiwuma fii bàyyiwuma fële. mais benn moment toogoon nga Sénégal ñun ñi ràññee la fi ngay joué ci boîte yi di def ay prestations nekk ci mbalax bi parce que Sénégal mbalax la ñuy dund donte yaa ngi def ñaari style musique muy flamenco ak mbalax mais xam nañu flamenco bi international la gën a doxe mais jamono ji absence bi da nga nekkoon Espagne mën nañu xam lan nga doon togg Espagne ndaxte for nañ ci ay wéyu béy am na ñu la gis ci ay studio am na ñu la gis ak ay artistes international ay ndaanaan yu mag yoo xamante ni ay nasaraan lañu nee nañu gis nañ la foofu est-ce que mën nga ñu expliquer réellement 4 mois yi lan nga doon liggéey foofu. waaw li doon liggéey dañu nekkoon ci benn album di ko liggéey mu nekk album boo xam ni Idaay Wëlta la tudd Idaay Wëlta boo ko tekkee ci wolof mooy dem dikk album bi dafa nekk benn mélange flamenco ak musique africaine mais cette fois-ci du flamenco bu ñuy jox couleur musique africaine. Musique africaine la bu ñuy jox couleur flamenco donc looloo waral dem dikk album bi nag yàlla dafa def ni bi ñu ko dooree star yu mag yëpp yi nga xam ñi ngi évoluer ci monde flamenco bi comme Raimundo Amador Tomasito Pepe Bao Diego Galán Jorge Pardo nekk ay artistes yu mag ñoom ci boppam ñoo ma proposé pour bokk ci album bi waaw parce que dañu trouvé ni que ça fait 25 ans may évoluer ci monde boobu ñu bëggoon am envie def ak man c'est le moment que ñu def ko ak man album bi nag yàlla def na li ci des bareetul pour mu génn ñi ngi ci di liggéey pour finaliser xam naa bu génnee rek li may war a njëkk a def mooy vraiment fii parce que aussi Sénégal melomaan yaa ngi fi dañuy wax ni que Sidi Samb mbalax bi la Sénégal mbalax mais à part mbalax bi may def y a des gens yoo xam ni dañu bëgg musique internationale bi may def dañu bëgg world music bi may def donc ñooñu aussi dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax. mais mën naa ne tey ñooñu minorité lañu. Sénégal mbalax la ñu gën a dund. tey nee nga yaa ngi liggéey album boo xamante ne ay artistes yu mag bokk nañ ci te bientôt mu génn mën nañu xam yan perspective la album boobu mën a ubbil ci sa carrière internationale. waaw album boobu dafa nekk ci sama mooy sama 10e album mën naa ko wax ci monde international bi.
bi ma mujj a def sunu la ma signé ko ak benn maison de disque français bu tudd Aztec. bii nag yàlla dafa def ni dama ci ànd ak benn maison de production bu mag bu tudd No African Production yàlla def ñu signé signature bi sax du léegi ça fait 2 ans lañ signé ce contrat mais loo gis rek dafa am moment am loo gis dafa am période bi nga xam ni ci la war a dérouler te it li may faral di wax rek man sama carrière comme sama giiru dund la yàkkamtiwuma lu war a am rek dafa war a am voilà donc yàlla def ni que c'est le moment nag pour ñu commencer liggéey ñoom ñi ngi ciy def liggéey bu am solo signé ci aussi ñoom ak beneen maison de disque boo xam ne Londres la tudd bu tudd Live Band Music Agence ñoom it ñiy liggéey ci album bi donc macha allah daal waaw donc ñi ngi ci di liggéey am nañ ci perspective yu positif yu intéressant yoo xam ni yaakaar naa ne bu génnee danañ ci sunu objectif danañ ko atteindre daal bu neexee yàlla. tibee noonu muy New African Production muy label beneen boo xamante ni mi ngi nekk États-Unis plus basé au New Jersey te suñu grand Birane Sarr yor ko daan nañ la gis ngay signé ak ay label yoo xamante ni européen lañ mais bi yoon da nga signé ak benn label boo xamante ni Amérique la nekk te ku ne Amérique yaakaar naa ni raay bi fa la téene ci wàllu musique ci wàllu showbiz tey mën nañu xam ban type de collaboration ngeen signé ak lan la ñuy xaar ci collaboration boobu lan la ñuy xaar ci Sidy ak New African Production lan la ñu war a promettre public bi. waaw li ñu war a promettre public bi comme li may wax rek lu positif la parce que man aussi je suis un artiste boo xam ni sama giirug dund dama ci nekk li ma weesu j'ai signé avec pratiquement toutes les grandes boîtes yi nga xam ne ñoom ñooy évoluer ci monde bi li ko daree Warner ak yeneen yoo xam ne ñi ngi évoluer ci musique boobu ci domaine boobu bu ma demee ba signé No Africa Production parce que dama gis seen professionnalisme loolu moo waral sunu collaboration d'or waaw donc parce que man ci loolu laay doxe ci professionnalisme sinon du la mën a jëmee fenn lu amul professionnalisme je pense du am suivi donc loolu moo waral ma signé ak ñoom i yaakaar naa ni aussi par rapport ak ñoom seen liggéey li ñu jot a def doonatul boîte boo xam ne dañ ko war a am xel ñaar parce que gis naa seen liggéey def naa fi ñu ko teg donc yaakaar naa ni man it bi ma nekkee ci biir foofu it lañ koy teg te boobu ba léegi ñi ngi évoluer ci domaine boobu domaine bu professionnel domaine boo xam ni ñi ngi ubbil ay portes. tey dégg nañu aussi ci sa collaboration boobu am na ay dates yoo xamante ni jot nga koo am ak New African Production muy dates yoo xamante ni am na boo xamante ni Amérique lay doon am boo xamante ni fii Dakar lay doon mu place de l'Obélisque mën nga ñeen wax dates yooyu ban moment lañ koy xaar ak lan lañ ciy xaar ak ban musique lañ fay am flamenco lañ fay am wala mbalax. waaw ci domaine bi ñuy nekk di évoluer nii domaine afro flamenco la afro flamenco mooy. Style de musique bi nga xam ne moom laa imposé les Espagnols ak les latinos donc parce que moi je suis un Africain je suis un Sénégalais fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii laa jàngee li nga xam moom laa xam mooy art bi li tax ma dem jéggaani ci beneen domaine parce que considéré wu ma sama bopp un musicien sénégalais je me considère un Sénégalais qui fait de la musique donc loolu moo waral sama ouverture donc su ma demee nag ba ñëw je pense que du ma leen jox li nga xam moom laa fi bàyyi woon foog ma indi beneen touche jox leen ko date yooyu nga wax benn bi c'est à Madrid mooy présentation album bi beneen bi c'est à Barcelone beneen bi mooy fii nii à l'Obélisque pour mën a def benn rencontre li nga xam ne moom lan jëlee fële li nga xam moom moo nekk ci album bi ñu mën ko présenter les Sénégalais comme li nga wax c'est pas la première fois que ñu def loolu bi je pense moom mooy 4e fois que ñu imposer le monde flamenco et que public bi dañ koy accueillir ak les bras ouverts donc public sénégalais loo ko jox mën na ko consommer donc di wax ni rek projet yi macha allah ñi ngi fi nañ ko daan defee rek noonu lay demee gën ci dem ak professionnalisme gën ci dem aussi ak Pastef i yàlla jàppale nu voilà Sénégal jëm kanam. comme ni nga ko waxee ci festival afro flamenco boobu yaakaar naa ni bokk nga ci ñu ko njëkk initié fii au Sénégal doon ko def Dakar mais dañuy gis da nga ko def ay at bi dellusiwaat nga def ko après nga jékki-jékki teggi sa loxo mën nañ xam yan blocage moo waral nga bàyyi ko lu tax defatoo ko woon ak yan gàllankoor nga ci amoon parce que comme benn musique la boo xamante ne dañ ko war a exporter alors que la musique est universelle la musique n'a pas de frontière tey dem nga jéggaani leneen loo xamante ne amuloon suñu culture lan moo waraloon blocage yi ba Sidy arrêté festival afro flamenco yooyu ba déggootuñu Sidy. waaw xam nga festival ça demande des moyens on se dit la vérité festival boo xam ni budget am dafa nekk budget bu élevé
il faut vraiment les moyens de bord yoo xam ni y a les partenaires, y a beaucoup de gens yoo xam ne dañu war a nekk ci gannaaw pousse boo demee nag ba crise dugg du fii rek partout dans le monde crise bi duggoon na ci moment boobu bon mënul woon a continuer bon ñu def ko stand-by comme li may wax toujours rek il faut reculer pour mieux sauter donc loolu moo waral stand-by bi yàlla def na que voilà taxaw nañ pour def ko y a des gens yi nga xam ñi ngi suñu gannaaw pour jàppale ñu taxawaatal ko donc dañ ci sant yàlla rek avancer comme je dis ñun liggéey rek moo nu ñor et que lu positif aussi moom moo nu ñor waaw comme je dis toujours rek ñun dañu ñëwuñu pour concurrence comme li ma koy waxee Sidi Samb du sénégalais buy concurrence man dama ñëw pour mottali li nga xam ni matul loolu la rek dama ñëw comme ni ma koy mottalee danaa ñëw def sama grain de sel keneen ak keneen ñëw def grain de selam parce que loolu mooy Sénégal du benn nit rek ñëpp dañ ci war a jàpp ci développement musical sénégalais pour affaire bi mën a avancer du concurrence du xëccoo du xiiroo du ŋaayoo quoi c'est nous dans nous donc dañu war a rafetal xol yi war a di ku lu sa morom nekk keneen ñëw jàpp ci parce que ñu ciy bénéficier wu yëpp mooy ñi nekk ci panoramique musical sénégalais. d'accord Sidi mais dañuy dellu soit maanaam ci date bi nga war def l'Obélisque parce que man dama jàpp ni que dañuy signer le retour de Sidi Samba parce que gëj nañ la gis gëj nañ la dégg te gis nañu jamono ji da nga am décision am engouement boo xamante ni pour marquer waat beneen retour. léegi nii danañ commencé woo ñi ni war a woo danañ ko war a commencé teg ay stratégies yoo xam ni bis bi dana am ndam waaw ñu kaf ree def échange culturel moom dana am ay classe aussi de danse dana am aussi ay monologue yoo xam ne dañuy ñëw pour expliquer lan mooy flamenco lan mooy rythme lan mooy mélodie flamenco et tout cela donc du yam rek ci loolu dana am ay waxtaan yoo xam ni aussi day ëmb bis bi du ñëw rek concert dem donc ñi ngi ci daal di liggéey ci bu ci yàlla àndee incha allah waaw danañ ci gën a développé ci kanam bu soobee yàlla. est-ce que mën nañu xam sa label bu bees bi nga nekkal jamono ji muy New African Production ban touche ak ban particularité lay indi ci bés boobu. waaw ñoom comme li may wax rek nit boo xasee ba am jox ko confiance je pense que da ngay dem ak moom à 100% man aw ma demi mesure man su may jàpp rek damay jàpp à 100% donc ñoom lépp lu may def ñoom ñi ngi ci biir à 100% aussi donc lépp lu may def dañ koy toog waxtaane ko partager ko voilà xalaat yi xool lan moo ci positif ñu def ko li nga xam moom mooy lu négatif ñu teg ko de côté donc ñoom ñi ngi ci biir à 100%. kon donc ñoo ko déggandoo loolu la ñu Sidi waxoon tey fii ci jàkkaarloog ndaanaan mooy ni ma leen ko waxee ndaanaan la mi ngi def ay bagages mi ngi def ay jaloore mais suñu génnee ci lu bees lu mu defi joon Espagne muy afro flamenco bi mu nekkoon foofu di préparer albumam dañuy dellu soit ci Sénégal ndaxte balaa afro flamenco bi dañu xam Sidi ci benn mbala mais Sidi dañ la gis bokk nga ci artistes yoo xamante ni da ngeen néew visibilité maanaam dafa mel ni Sidi dafa timide Sidi dafa ragal communication on te voit pas souvent communiquer lan moo waral loolu alors que on est au 21e siècle la révolution de la technologie ère communication la pourquoi Sidi ne communique pas beaucoup. waaw bon loolu benn stand-by la woon rek parce que bon xam ngeen ma ni ci bu ma génnee lu bees wala ma nekk ci projet toujours dama koy communiquer ba nit ñi xam ci li ma nekk donc dama jëloon benn recul bi li ko waral rek mu dama liggéey waaw nekk ci beneen domaine comme li ma ko waxee sànq rek mënu ma nekk ci ñaari choses à la fois foog nga nekk ci dara jël ko au sérieux liggéey ko ba mu toog ba teg ko ci ay loxo yu wóor nga doog ko bàyyi nekk ci leneen donc recul bi loolu rek la woon stand-by bi loolu rek la woon mais bu ci yàlla andee ñi ngi ci nekk nag di préparer benn album boo xam ne mbalax bu saf-sap la parce que nag doomu géwél la waaw te deretu géwél mooy daw sama yaram mbalax bi dafa dee ci man c'est bien vrai que sama mbalax c'est dama koy toujours fexe nu ma ko solalee yére bu yiw nu ma ko solee ba ku ko mën a dégg jële ci njariñ man loolu mooy sama objectif musical non donc loolu nag day demander ma bañ a nekk rek di taf-tafee j'ai un studio d'enregistrement mën naa ñëw rek chaque jour ma génne benn single teg ko mais du ma doxee noonu man samay album day jël temps boo gisee ñi nekk di liggéey man damay jël benn album liggéey ci 2 ans ci arrangement yi enregistrement yi mixage bi mastering bi daa jël minimum benn 2 ans liggéey ko ba bu fi nekkee xoolal depuis Primavera léegi ku déglu Primavera da ngay defe ni album bi démb la donc c'est ça man noonu laay liggéey surtout rek respect ak ñi niy déglu respect sama soppe yi respect ci mélomane yi loolu mooy waral loolu
musiciens yi barewuñu woon Sénégal mais jamono ji dafa am benn vague de musiciens boo xamante ni dellusiwaat nañ muy la nouvelle génération est-ce que jotul ni que 2 ans bi ngay préparer album bi mën na ñor est-ce que ci diggante bi jarul ni que chaque 6 mois nga génnee benn single pour wane sa présence wane sa existence parce que Sidy néew na luñ lay gis te say fans aussi dañuy kaas nee nañu dañuy bëgg gis Sidy Samb muy def ay prestations ci boîte yi parce que donte mbalax bu saf-saf ngay def mais da nga am sa style mbalax boo xamante ni yaa ngi koy def sa bopp bokkul ak beneen mbalax boo xamante ni day tympaniser ou bien ay bruit la yoo xamante ni tegul fenn est-ce que aussi doo xoolaat stratégie de communication boobu. waaw loolu aussi c'est bien pour ñu xool ko comme li nga wax rek xel du doy parce que man aussi lenn laa mën mooy composer way voilà bégal samay soppe mais am na loo xam ni du sama domaine jànguma ko mooy tout ce qui est communication du sama domaine donc tout ce qui est management du sama domaine man musique laa xam composer mën naa ko def nag ba mu neex si je suis tranquille je suis relax je peux composer lu ma neex parce que loolu yàlla moo koy def ci nit domaine boobu danaa ci gën a gëstu gën ci waxtaan gën ci xool nan la ni mën a defee ba communication bi mën a jàll ñu dénk ko ki nga xam ne moom moo adéquat pour loolu mu gérer ko et avec plaisir loolu aussi touche la bu may marqué quoi incha allah.